ñi nga xam ne ñoom ñooy ay ndonoom aussi bi ñu ñëwee topp nañ ci tànk ya nga xam ni moom la tracé woon ba ñu agsi tey ci yoon suñu jon yàlla yi tey jii léegi nag problème am na ndax problème kat su amee war nañu xool saytu source problème bi lan la ndax balaa ngay trouver solution bi da ngay xool lii la dal lan la ak lu tax mu dal la ak lii ci ñaata at la lay yàgg di dal nga toog nga xool nooy saytoo toog trouver solution nag kenn du ko trouver ci daar solution bu dëkk boo koy saytu du ci daar lañ koy trouver xëj na mën nañu xool jéem xool première ligne yi ñu xool li ñu taxawoo mais dafa am processus boo xam ni fa la ñu war a jaar pour mën a trouver une solution durable boobu nag dafa am processus yu mu laaj processus yooyu mu laaj nag dafa am ndax processus yooyu ñun ñu ngi ci wala nekkuñu ci moo tax ma ni tey la situation actuelle à Cambérène à qui la faute xew-xew yi nga xam ne tey wala lii nga xam ne tey moom la Cambérène capitalu Seydina Limaamul Mahdi alayhi salaam di dund tey te nekk ci biir capital bi doonte fépp la taw mi jaar waaye li ñuy dund tey ak xew-xew yi fa am kan moo yor faute bi dafay nekk loo xam ne lu jar a leeral te nit ñi xam ni l'État est le plus froid des monstres froids. Il ment froidement et voici le mensonge qui s'échappe de sa bouche. C'est quoi? Moi, l'État, je suis le peuple. Et c'est faux. loolu am beneen bi ci topp dëkk dafa war a am leadership ñoo xam ni ñooy saytu dëkk bi di xool dëkk bi nu muy doxee utal ke benn gap ñu ni Cambérène d'ici 30 ans wala Cambérène d'ici 50 ans nan la war a mel wala nan lañ ko war a liggéey wala nangam loolu booy xool bu dee am naat bariwul kenn defu ko à qui la faute bu ñu nee à qui la faute nañu am courage nañu am fulla ni faute bi mi ngi nekk ci ñi ñuy waxee les autorités ñi ngi wax faute bi dinañ ñi nga xam ni tey dañu yor ay masuliya ay responsabilités au sein de notre communauté wala au sein ci biir Cambérène ñooñu am nañ ci ay responsabilités yoo xamante ni nii tey yu mag a mag yoo xam ni dañ leen war a joxoñ baaraam dañ leen war a joxoñ baaraam parce que ñoom ñoo prétendre ni ñoom ñoo nekk Cambérène ñoom ñoo prétendre ni Cambérène yuñ fi dugalul seen loxo du dox te loolu dafa nekk wax du rëy kon ku dem ba samp wax yu mel noonu yaakaar naa ni su yu mel nii dalee sa kaw bu su mel yi ñëwee na nga nangu ni lii kat sa responsabilité comme kenn ku nekk jéem na ut visibilité ak fu mu jaar pour avoir des positionnements envers l'État du Sénégal loolu tey moom muy jur jafe-jafe yi nga xam ni tey moom la population bi di dund tey kon bu loolu amee ñooñu dinañ leen tut baaraam mooy ku ñuy tuddee sëriñ ku ñuy tuddee ñi nga xam ni maanaam ci religieux bi lan ne ak ñi nga xam ne ci wàllu chefferie bi lan ne ak ki nga xam ni moo yor administration dëkk bi mën nañ ko woowe le maire comme ñooñu kenn mënu leen génn ci problématique yi ndax bu fekkente ni dëkk da nga fekk boroom sanc ab dëkk sanc ke laa ilaha illallah xirtaloon waa këram ci liggéey ak daan seen doole ak bañ xaar daray kenn ci fenn lenn yaakaar naa ni su ma juumul ñun bu ñu ñëwee ci gab boobu lañ war a teg bañ a xaar lenn ci kenn ndax mag ñi fi nekkoon day lenn rek la ñu seqoon ak nguur gi xaaruñu woon dara ci nguur gi ñoom li ñu seqoon ak nguur gi mooy ku mel ni sama papa Baye Seydi Thiaw ku ne gis na taxawaayam ci fànn boobu ku ci ne gis na sama papa Bayraan taxawaay bi mu amoon ci loolu ku nekk gis na Serigne Ablaye bi mu ci toll ci kàttanam taxawaay bi mu amoon ci loolu mooy nguur gi dimbali leen njaboot gi dimbali leen njaboot gi di leen bàyyi xel njaboot gi ndax soxlaa lu woon nguur dara
bukki nag bu yobee waxambaane ca doxin bala kon tey Cambérène suñu demee ba ñu nuy bafoué ba maanaam yabeel gi dem ba jiggi dayoo képp koo xam ni da ngay analyser ak di xool te dëggu yàlla rek ñor la te doo hypocrite xam nga ni tey ñi ngànk ni ñoo yor kàddu Cambérène ils doivent revoir leur discours envers les autorités étatiques du Sénégal. Il faut que nous revoir les discours envers les autorités étatiques du Sénégal. Parce que ñaar rek la ku ne xam li sama papa Cheikh na Ahmed Tidiane Chérif doon wax nee na nitu àdduna yi ku amul baatin bu jaxasoo ak ñoom ñu ni ko lu tax papa Cheikh mu ni parce que dañu saay-saay ndax lu tax mu ni ndax setal mu ni kon boo amul bu la yàlla mayul baatin pire nga mën sa kanam mën sa ginnaaw moytul di jaxasoo ak nitu àddina yi rawatina politiciens yi nga xam ni maanaam lu ñu wax tey suba mën nañ ca génnaat kon tey bu ñu demee tey ba ñu agsi tey si étape bi njaboot gi dina am ñoo xam ni dinañu am ñu ñu joxañ ñi ñuy joxañ mooy lan ñu ñu jàppe ni ñoo yor kàddu dëkk bi wala boog kon dëkk bi di Cambérène kenn yoratul kàddoom wala boog bu fekkee am na ku yor kàddoom nax saay ndax bu fekkee dañ bëgg résoudre problème solidarité lépp baax mais est-ce que bu ñu defee lii ba pare ndax lii du ñëwaat déwén ndax du amaat ndax xew-xew yi depuis 5 ans mi ngi xew Cambérène kenn musi si yéey kenn musi si yàppi depuis 5 ans mi ngi xew ñun ñi ci nekkoon doon ci wax ak di def ay alerte tey jii la ñu doon wax ak di def alerte yi tey jii ñu ngi koy dund ku dul naa fekk xam nga ni tey jii loolu accident yi ñu ngi koy dund tey nag bu ñu demee ba war a booloo pour ñu booloo nekk benn liggéey Cambérène mais dafa am loo xam ni moo war a lal booloo googu li koy njëkk a lal mooy sincérité booloo googu li koy njëkk a lal mooy dëggu booloo googu li koy njëkk a lal mooy kenn ku ne peese boppam xam ni ki mu gëm wuute na ak li fi am booloo googu li koy lal mooy kenn ku nekk xam ni sama maam Limaamul Mahdi dafa toog woo ay sahabam lu mu yëkki ni la lii àddina la nga xool mun la bàyyi lu mu yëkki lii àddina la nga xool nga ni ka bàyyi ndax nit ki pour mu ilif njabootam mënul gën a bëgg njabootam àddina gii ñu nekk muy lu jara bàyyi xel kon bu fekkente ni tey dañu dem ba toll ci xat-xat yi yoon bi nga xam ni moom lu mu maam Seydi tëralaloon di yonent te mu mënoon kanamam mam ginnaawam dañ ko wàcc gi nga ko wàcc nag moo ñu poussé kenn ku nekk beru di créer say canaux topp sa intérêt personnel boobu tey moom moo ñu jural tey souffrance bii nga xam ne tey ñu ngi koy dund waaw ndax bu ñu nee dinañ am ñun joxañ mooy ñi yor kàddu te ñu leen di gis ñuy wax yor kàddu gi ñooñu lan mooy seen discours ak ki fi nekk di njiitu réew mi lan moo ci seen discours ñooñu lan lan nu waxal ci nguur gi tey jii ba tey ñuy fooyee nii Cambérène di ko bafoué te laayeen bu nekk na xam ni Cambérène mooy capitalu Seydina Limaamu ndax Cambérène fa la jaraafam tëdd di yoon ci Yàlla Isaa ibnu Mariam te képp ku sañoon war nga fa war a mën a am pàkk boo fu dëkk ndax foofu mooy la terre promise ci laayeen yëpp ci seen xol ak seen bakkan lañ xam naa ni fa la ñu teg dëkk boobu kon dëkk boobu mënul jiitu ci ndakaaru ba pare li olof naan jiitu ci kan ba pare say tànk nekk ci biti loolu moom moo dal Cambérène jiitu ci kan say tànk nekk ci biti mënuma concevoir Cambérène d'autres fois jiitu fi ay gox yu nekk ci biir ndakaaru Cambérène nekk fi Cambérène cédé 364 hectares yooyu yëpp xew biir Cambérène te état continuité la ñu ñëw ba waxtu wi tey ci 2020 ku musul woon yàpp Cambérène ku musul woon wax ci Cambérène di wax ci Cambérène ku amul woon kàddu ci Cambérène fexe di am kàddu ci Cambérène di wax ba mu jural lu catastrophe yi tey
li am solo ba am solo mooy anarchie bu amee nañu nangu ne anarchie am na te anarchie boobu tey moo jur tey ji lii nuy dund tey ji maire bi fautif na ñun sëriñ si fautif nañ chefferie bi fautif na ndax béjjunu xar olof dafa ne bi muy wañaaru mag ñaa ngi fi waaye dañu ci mënul dara te ma jàpp ni bu ñu demee doo gis mukk ndaw yi jug wala dara jug wala catastrophe am Cambérène balaa ngay dégg kilifa bu génn ndaw yi ñoo génn bu ndaw ñi génnee ba pare nga gis kilifa gu nekk commencé génn loolu bu dee ci ñi nga xam ni en matière politique dañu am xam-xam seen xam-xam matière yi ñooñu dañ leen di tudde les récupérateurs te gis nga il faut ñu yeew ñooñu dañ leen di tudde les récupérateurs parce que tey mënoo nekk ci dëkk chaque jour ñu lay tooñ chaque jour ñu lay xoxatal chaque jour ñu lay def loo xam ne naka sa dul noonu da nga nekk ak say nawle ci Sénégal bu ñu jugee bu dara jugee rek ñu ëlëmee ko këf-këfal ko mu jàll ni nangi nangam ak nangam ak nangam beneen bi si topp mooy ñun amuñu lu ñu war a wax ak préfet amuñu lu ñu war a wax ak ay commissaire de police parce que duñu ñoom duñu ñun bu fekkee am na ku ñu war a waxal c'est l'état du Sénégal président Macky Sall la ñuy interpeller mais pas des préfets mais pas des commissaires de police amuñu pour ñun di wax ak ñooñu parce que suñu problème du ñooñu ñoo koy régler ñooñu ce sont des agents envoyés de l'État pour ñuy calmer situation yi heure bu ñu bloqué Cambérène tëj kuy bëgg a dee di nga wëq te nit ki boo ko sësee ba mu àgg ci miir bi mais bu yàggee day gis boppam bu yàggee sa kaw la jëm muus boo ko dàqee ba mu jëm ci miir day wëlbatiku song la tey jii loolu moo xew Cambérène loolu moo révolté loo jeunesse bi jeunesse nag amul lu dul physique am ak énergie am loolu la am man ka taxawal kon tey manuma d'accord ak kilifa gu mu mën a doon balaa ñuy jug il faut xale yi yëngal bu xale yi yëngalee ñu jug c'est comme si l'état leur souffle ci suuf non jug leen calmer leen situation bi nangam ak nangam nanu kii nanu xool ñu xool ay porte ay kii ay solution wala nangam ak nangam c'est pas ça loolu du loolu mooy defar dëkk bi moo tax ma ni la pour ñu defar dëkk bi dafa am sincérité boo xam ni moo ko war a lal mu am ci processus bu muy war a jaar muy processus dëgg ak jubal loolu mooy defaru dëkk mais dëkk ay pexe du ko defar dëkk ay nasab nocc du ko defar dëkk da ngay xool ñi nga xam ne dañ am xam-xam te mérité li ñu war a def nga jiital leen ñu mérité ndax man jàppoon naa ne tey bu catastrophe yu mel nii amee li may jàppoon man li may njëkk a gis mooy kenn ci samay kilifa génn woo presse bi wax li muy wax nguur gi li muy wax nguur gi mais nag c'est malheureux que tey jii ñun dem nañ ba toll foo xam ni amatuñu benn kilifa boo xam ni wala boog lenn li ëpp ci ñoom tey ñi nekk Cambérène amatuñu courage jàkkaarloo ak nguuru Macky Sall ni que li ngay def du dëgg du yoon kumba am ndey ak kumba amul ndey moom moo am ci dëkk bi te ñun nag kenn du foye waa Cambérène amatul kenn nag ku ñemeeti def discours boobu wax ko dëgg gi loolu nag bu amee ñi nga xam ne dañuy saytu ak di analyser dañu naan ku ci ne kon ça veut dire que ni nos autorités là dañu am ay gagne-pain yu ñu am ci état nag lii la nii pexeem yi lii la bu la fexee ba log loola ba nga lekk yaa xam sëriñ nga yaa xam koo mën a doon heure bu la lekk looyee ba nga lekk di nga changé waat sa discours léegi nag ñan ñooy perdant yi ñan ñoo ciy sonn mais sa njaboot après ngay lor parce que li coow li bëri yëpp amul benn discours bu radical buñ fi def nañu dajaloo d'accord c'est bien beau nañu dajaloo nañu dem Cambérène nañu toog nañu waxtaan nañu def lépp mais bu ñu waxtaanee solution bi yoru leen vous n'êtes pas la solution l'état mu état bi moo yor garant population bi si vous êtes partie de cette communauté si vous êtes partie des Sénégalais c'est l'état qui est le garant de la nation comme donc bu ngeen dajaloowee di waxtaan ce problème là ce n'est pas le problème de communauté bi nanu nangam mais c'est l'état qui doit gérer cette situation là
mu jël ay responsabilités ñi nga xam ne dañu digne d'être des fils de Seydina Limamou Mahdi te am lekkal musuñu lekkal nguuru Sénégal dërëm ils n'ont qu'à ñu génn ñu taxaw jàkkaarloo li nga xam ne nii tey mooy loraange gi nga xam ne ñu ngi koy lor saa bu Seydina Limamou Mahdi yi féete biir Cambérène mais nañu dajaloo nañu waxtaan nañu trouver solution. Quelle solution kan mooy génne ay millions wala 200 millions foofu ñuy dajaloo ci jàkk ji ngeen defar dëkk bi non 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 non. kon donc li ci am solo ba am solo ci mooy la ma fa waxoon ci la fois passée bu ñu échecgee nañu d'accord que ñun ñëpp ñun sëriñ si ñu ñuy tudd sëriñ dem si la bokk ñun sëriñ si ak autorités yi administratifs yi ak chefferie bi ba ci ñun population lambda bi nañu nangu ni dañu fautif ñu partager les responsabilités partager les responsabilités d'accord dëkk dina am njiit dëkk dina am ku ko jiite mais nag bu ko jiitee na am courage bu catastrophe wàccee ci dëkkam mu taxaw nag jàkkaarloo li koy def parce que tey bu ñu nee d'accord taw ni mi ngi ñëw ndox kenn mënu ko téye ndax doole ji nga xam ne moom la am nga gis régalu Onage yi vitesse bi nga xam ni moom la ndox mi ñëw nangam ba nit ñàkk ci bakkanam te c'est pas la première fois nit ñàkk fi bakkanam nga xam ni dee googu metti na c'est pas la première fois c'est la deuxième fois lii di fi am kon première fois boobu loolu njëkkoon xew fan la suñuy autorité nekkoon fan la suñuy autorité yi nekkoon bi loolu njëkkee xew ci maire bi dëkkoon jàkku Medina fan la suñu autorité administrative nekkoon fan la suñu sëriñ si fan la ñu nekkoon ñoom it laay maxtaar ci waxtu woowu te pourtant kooku wàccoon dafa yoroon njaboot amoon yaakaar ci njabootam maire boobu julli ji juma ñëw lakk ci fosse septique yi dee boobu lu ko gën a metti lu ko gën a catastrophique te kenn waxu ci ñu bàyyi ba tey yàlla nattuwaan dee amaat xale yi yëngal ñu jugati mais ñun on n'est pas fou mais léeg-léeg di nga gis ni yaa di dafa am ay genre récupération yoo xam ne surtout politique dinaa ko ci faral di seen ci démarche yi des récupérations politiques et ça ne passera pas parce que population bi nit ñi yeewu nañu il faut que ñun sëriñ si ñu xam ni àndutunoog ay taalibe yuy nelaw ñi fi nekkoon 1970 ay 1800 non 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 génération actuelle bi fi ne dañu informé wu jàng am xam-xam xam ce qui se passe dans le monde nekk au diapason de l'information kon ñooñu du ñuy nax lenn moo fi ne dañuy rus rek ngir sunu maam te ruseel boobu dafa am foo xam ne fa lay yam bu ko weesoo dinañ kuñ fi xotti sa worma du xotti worma de mais dafa ëpp li naan trop c'est trop mbir bu xewee ay catastrophe sa kilifa ndax gox yi ci Sénégal man damay gis yenn communauté yi bu xew-xew amee kilifa bu génnul kilifa gi mooy génn taxaw wax ak nguur gi ni leen nangam ak nangam ak nangam ak nangam mais ñun lii du benn yoon du ñaari yoon du ñetti yoon muy dal Cambérène 5 ans laa wax 5 années défilé muy dal Cambérène kenn ci ñi ñuy tudde ay kilifa jugul jàkkaarloo ak nguur gi wala ngay sëriñ ak koo mën a doon jug taxaw jàkkaarloo nguur gi di leen bàyyi leen sunu njaboot gi ngeen di sacrifier def discours radical jàkkaarloo ñoom ku yor vidéo boobu na ma ko wax lu dul ban moo fi nekkoon mooy bi nga xam ni Laay Wàdd bi muy waaj a bi nga xam ni mi ngi perte élection yi coow li jug foofu amoon nañu génn parce que xamoon na ni Laay Wàdd day ñàkk instant boobu ay guerre de position la woon pour beneen nguur gi ñëw pourtant yakkanan fi lu mel yakkanan lu ne Laay Wàdd ci sama kër pap tontuwaat ko génnaat tontuwaat léegi man li ma jaaxal mooy pourtant ñooñu ñu ngi fi ba léegi Serigne Socé waaw léegi lii nga xam ne tey moom la Cambérène di dund muy capitalu Rohila Issa mais pourtant li ñuy dund moo gën a si nguur gii ñu nekk tey moo gën a catastrophe dégâts yi am moo gën a catastrophe mais lu tax génn nu wax qu'est-ce qui se passe ndax ay passeport diplomate la ndax ay yu leen dig la mais qu'est-ce qui se passe il faut qu'on nous édifie les choses là
ndax ay passeport diplomate moo tax waxuñu ndax ay bon d'essence la ndax dañu naan toujours politiciens yi bu ñu paree dañuy dóor laay ni benn affaire bu ñu wéetee ci seeni jotaay feedback yi ñëw si ñoom dana laay ni ñoom loo leen jox rek ñoom ñu doy law nangam ak nangam ñoom moom seen kër ci graaw wala ay marché la wala ay marché la moo tax tey Serigne soosu kenn génnatu ñeme am discours yu radical yu ñu amoon ci jamonoy Abdoulaye Wade mais il faut qu'on se dise la vérité mais am na loo xam ne du ay toog di waxtaan mën nañ trouver solution mais cette situation là ça dépasse notre population lii xew tey ça dépasse notre population même ONAS bi ngeen di wax ONAS yorul dara xaalis nekk fa li ma lay wax du leer laa la wax gis nga lancé na laa la wax boo ko fëggoon tey ni ko ñaata mi la yorul dara mais dafa am loo xam ne c'est l'État qui doit prendre ses responsabilités pour yor gaaraawu population loolu muy dëgg gi loolu nag dëkk nag pour mu dox foog nga am ñoo xam ne du ay maletu xaalis moo leen di tiital du ay passeport diplomate moo leen di tiital du ay bon d'essence moo leen di tiital du ay 4x4 moo leen di tiital du ay jasineer ak yooyu moo leen di tiital li leen ñor mooy li fi seen maam bàyyi woon ak njaboot gi mu leen bàyyi nan la ñuy fexe bu puso bi leen dénkoon nan la ñuy fexe ba du réer ci suñu loxo mag ñi nee na dëgg bu réeree ci pénc ñu ci ko wër suba ba ngoon gisuñu ko kilifa gu am dara moo juum nañuy waxante dëgg tey suñu borom subhaanahu wa taala rek tax et c'est important kon donc faute bi même bu dee ñun communauté bi ñun ñëpp dañu fautif ñun communauté bu nekkee ñun ñëpp dañu fautif nañu accepter responsabilité mais fautif bi ñu fautif ñun ñëpp waa ñun Cambérène dañ ci génne xale Cambérène amul benn fautif mais ce sont les responsables de Cambérène là muy man di keneen ak keneen fautif bi ci ñun la parce que bu ñu mel ni xewee doo ci gis kenn lenn moom laa xam ne réussir nañ ko ci mission bi Cambérène muy tudda yàlla moom réussir nañ mais à part tudda yàlla beneen point boo laa ci loo xam ne dafa war a jëm dellu ci cadre de vie bu nit ki amul fépp yooyu yëpp dañ ci échec te ku ne xam na Mame Seydi ni mu fonk woon cadre de vie ku daan commandé ay filao di ko reboiser ba altu yaraax kooku amoon na fu mu teg cadre de vie parce que c'est le milieu qui détermine l'individu nit ki bu amul cadre de vie bu sain mënul am dund bu sain te jaamu yàlla wér gu yaram daf ci am solo pour nit ki mën a dund kon donc tudd yàlla bi moom jël nañ ci kub yàlla sax mais li ci des mooy taxawu njaboot gi yërëm njaboot gi nanu yërëm njaboot gi beneen bi ci topp ñi ñuy tudd ay politique nan ma wax ñi ñuy tudd ay politique bi ñu soxlaa présidentielle mais lu ne dugg na Cambérène motard bu ne taal nañ ko lu ne def nañ ko Cambérène nguur gi sama ku ni Papa Mame Libaas def xutba bu am solo ci corruption fii yonente bi fi muy waxee laana allahu raashi wal murtashi wa raayish yàlla rëbb na kuy ger ak ku ñuy ger ak kay yombal nger gi mu saraawal na ko indil ñu ci sax loo xam ni xamuñu ko ci nger googu bi élection yi ñëwee mais lan moo xew mais c'est l'état ku ne gis na xaalis bi ni ñu ko doon bleué ëtt par ëtt 200 000 300 000 yéen léegi lan moo xew après ñu ne kon nanu voté diw comme lekk nañ xaalisam te xamoo ni carte boobu mu jëloon tey moo nekkoon sa avenir u njaboot moo xam mairie la moo xam paay moo xam jeune bu ñuy crom carte ba nga yoroon yow mi dëkk Cambérène carte boobu moo doon sa avenir u njaboot nga waroon ko dugal ci loo xam moo taxoon sang ba naan ci ngay fal bu ëllëgee yow mi ko sànnil carte
suñu borom dina la laaj lan moo yan lan nga gisoon ci moom ak gan doy moo la doyoon ci moom ba nga voté ba nga sànni sa carte ndax tey bu ëllëgee yomal xiyaam Sénégal moom bu ñu taxawee yàlla war leen visiter laaj leen ci lan moo tax ngeen voté diw génn wàll gi yëpp bu dee 100% 90% yëpp corruption la leen di daane parce que mooy tax ñu ànd ak diw te loolu ñurul dëgg tey loolu noonu tey ji nga xam ne tey moom lañ daj ka ci élection yi loolu lépp am mu toog ci xalifa bi digge fa ay diggam génnaat population bi tàcc def la ñuy def yooyu yëpp tey ana mu tey ba Mansour ngelaw lu fi jaar la rek dem na tey nag coono yi agsi na coono yi tey ñun ñoo koy dund naqar wi tey ñoo koy dund tey ñuy jël suñuy néew dem di ko suuli ak naqar ci loo xam ne mënoon na ñàkk parce que lii bu xewoon ci réew yi ñi nga xam ne daan am jom muy réewu nasaraan si wala si Chine wala ay Japon ñooñu dañuy démissionné ci saa si ku yor responsabilité ci gox boobu da ngay jëw tekki say ndomba tànk ndax ministre de l'énergie su ma juumul Chine la xaw ma Japon courant bi coupé woon na 30 minutes mais dafa sëgg courbé wu di excuser wu population pendant 30 minutes loolu muy dëgg tey nag conséquence tey moom la ñuy fayeeku bu ñuy wax nit ñi yeewu leen xëj na mën nañu xam ñu ngeen xamul mën nañu gis ñu ngeen gisul mën nañoo am ay information yu leen jotul te alerté woon nañu leen Cambérène amul dara ci magistère bi ban lan la fi am ci magistère lan la fi am ci magistère bu dëgg loolu dafa jara bàyyi xel bu baax a baax a baax a baax loolu dafa jara bàyyi xel bu baax a baax amul dara ci magistère bi tàccul nan sikkaral nan dugg nañ ci kër gi nger gi daw na waaw nger boobu bu dawee nga defe ni léegi nag ndox mi war a ñëw raxasaat nag nger bi dëkku yonent lan ne dëkku nubuwa nger gi ñëwaat duggaat raxasaat metti na nag parce que nag xaalisu nger moom manul di nekk ci ay biir nit ki di ñaan wala ay riibaa nekk ci biir nit ki mu lekk ka muy ñaan dara yàlla mu koy nangu nanu bàyyi xel bu baax a baax a baax moo tax lu nu ñaan yàlla tax a ñaan ni ko sànni na ko léegi yooyu yëpp jàll fi ku ci nekk utoon nga sa position léegi catastrophe yi di durer 5 ans 5 ans ba léegi lii di xew ñi fi nekkoon di politique nekk fi di politique dara changé wu ma ni kon ngeen yeew ndax mënuñu nangu luy xew Cambérène ay nit tëju ci benn néeg ni wax na noog diw nee neen diw lii nee neen diw lii dëkk kenn du ko yore noonu dëkk dañ koy yor ci dëgg dañ koy yor ci transparence noonu la ñuy doxalee dëkk c'est ça noonu la ñuy doxalee dëkk mais pas ci ay caaxaan pas ci ay naxante encore une fois bu yu mel ni amee na suñuy sëriñ jug changer seeni discours bu dee Cambérène na leen ñor yàlla rek ñor leen seen passeport diplomate yooyu nan ko teg nële ku ci am loo xam ni nguur gi daf la ko joxoon te loo xam ni bokkul ak kii delloo ko nguur gi ku ci am bor nga dem fay mais bu ñu lor ñi amul ak nguur gi bor lekk ñu xaalisu nguur gi tey ñooñu ñooy loru tey loolu moo tax tey amul suñu benn kilifa lenn ci suñuy kilifa ku mën a jug taxaw jàkkaarloo ak njiitu réew mi wax ka li fi nekk wax ka ni ñun ci réew mi la ñu bokk wax ka ni ñun ba jëf jotee te ñu jëfal réew mi ba def jotee dañu defal réew mi kon tey du ñu toog ba heure bii xalaatoo nekk ci njiitu réew mi ñëw nag ñu nuy foye mais li gën a garaaw mooy yow say wax nit waxal ak boo mënul wax ak moom njiitu réew mi ministre tutelam ngay waxal moom moo war a ñëw sur les lieux parce que y a des morts d'hommes dafa am nit ku wàcc liggéey mu ñëw sur les lieux wala ñu jox koog moom wala ñu ut fu ñu daj mais tey heure bu xale yi yëngoo ñu ut nu ñu calmer xale yi mais loolu bu yàggee dañuy naan mais lii ay récupération la wala qu'est-ce qui se passe loolu nag moom na ci ñëpp yeew ku gisatul lu la doy nee naa fii muy man ak sama morooma ci yem ku wax càmbar leen ay waxam yàlla borom xel yi la waxal
man amul may doomu Serigne Ablaye amul may doomu diw may doomu diw doomu diw àdduna la yem nan waxante dëgg te yàlla tax nanu waxante dëgg te yàlla tax ku ci waxati nanu càmbar ay waxam man de ña ma daan xam te kenn mënul càmbar seen wax lu nu wax njaboot gi moo tax ñuy jug daanaka ñu si bëri fatu na ñu nu fi nekkal nag ku ci wax nanu jël waxam tegaat ko ci table ndax di dóore di dóore droite nangoo càmmiñ ci suuf loolu mi ngi bëgg ëpp te nguur jaru Macky nag man awma lenn lu ma koy wax c'est un politicien dafa ay ci politique li mu njëkk xam mooy fexe ba neutraliser sëriñ si ba tëj seeni gémmiñ ba duñu mën a waxati ci yenn sujets yi parce que xam na ni sëriñ si ay grands régulateurs sociaux la mais Macky Sall c'est un fait stratégie politique dafa fexe ba réussir loolu fexe ba tëj seeni gémmiñ ba mënatuñu wax yenn wax yu kawe yi parce que am na fu leen ngalaab waaw léegi kon yow mi nu ngalaab foofu Macky Sall je le félicite parce que il a réussi envers les marabouts Macky a réussi envers les marabouts parce que fexe na ba tëj seeni gémmiñ ku ci ne li ci ëpp lenn li ci ëpp ci marabu yi nga xam ni dëgëruñu fexe na ba noppiloo leen mënatuñu wax yenn discours yi dañuy jouer dañuy jongler le ballon rek gauche droite loolu mooy li fi am tey ñëw def lu ko neex mais il a réussi son mission ci côté sëriñ li ëpp bokk ci ñoom léegi tey bu fekkee loolu réussir na mais kan mooy défendre ci njaboot boo yi dañuy yëngal rek récupérateur yi jóg ñun nelawuñu quoi xam nañ ce qui se passe et les GRG xam nañ ce qui se passe au niveau de Cambérène kon nañu waxante dëgg te yàlla tax d'accord nañu dajaloo ñu ni dañuy trouver solution durable la ñu wax mais pas toog solution mbëppal wax ak préfet fii ñun waruñu sax wax ak préfet lu ñuy wax ak préfet lu ñuy wax commissaire luy seen yoon ci suñu dëkk ñun amuñu pour ñi leen fi teg ngeen war a waxal mais waru leen wax ak ñoom mais nag Macky a réussi sa mission fexe na ba noppiloo sëriñ su bëri yenn sëriñ si dañu am ay quota business si état bi parce que seeni liggéey li ci ëpp fa lay jóge ñii lekkal na leen passeport diplomate nangam ñii jox na leen ay xaalis si suuf te bañuñu bëgguñu coori jolli bëgguñu nangam léegi nag moo indi catastrophe bi yow mi daan défense boo demee ba dugg ci situation yooyu mënatoo taxawu sa gox léegi soo mënatul da ngay ànd ñi jaayul seen ndox génn taxaw njaboot bu loolu amul nag révolte populaire mooy am ndax askan wi jóg nag jàkkaarloo parce que un état vagabond yëfu vagabond ngay jàkkaarloo ak moom jàkkaarloo ak ñoom nag def li ngay def mooy lan œil pour œil dent pour dent parce que justice bi ñëpp la fi nekkal lépp dafa war a équitable parce que nous sommes tous des citoyens sénégalais Cambérène nag ñoom ñoo voté woon à 100% bu nu fàtte lool kon yaakaar naa dinañu bàyyi xel ci ñëw yi beneen bi ci topp muy côté mairie bi téye nañ ko téyin woo xam ne dem nañ ba ku jug rek ni mën nga jiite dëkk bi non loolu warul demee noonu ku jug rek créé nga sa benn mafia ñii ay sëriñ ngembaleen ñu ni ñoom ñoo war a jëli mairie Cambérène ma ni non ils n'ont qu'à defaraat seen toogaay ndax xamul tax Cambérène ñi ngi bëgg a yeb ñun monsieur le maire bi fi nekk moo xam def na moo xam deful kooku di lu muy layoo la ëllëg ak boroom dëkk bi mais li dem suñu kanam Cambérène ci boppam dañu war a dajaloo chiffre sëriñ si waxtaan Cambérène dajaloo ñu xool boroom xam-xam kàngam créer une plateforme teg boroom xam-xam boo xam ni mën na jiite dëkk bi mais pas faya bu jub naan Cambérène maire Cambérène lii Cambérène la dëkku diine la kenn ku nekk ñu ut fu mu rangé wu nañ waxante dëgg te yàlla tax dëkk ay caaxaan yoru ko ak ay nef yi ku ne jug naan maay lii non mani
na dëkk bi ni ñu dajaloo tey di ut solution durable noonu la dëkk bi war a créer une grande plateforme tënk saytu ñi opté ni dañuy def candidat ku ne teg sa programme ñu xool seeni niveau d'étude bu nu kenn yàpp xool seeni niveau d'étude koo xam ni damay gis bu ñuy wax ay français di dem gauche droite maîtriser wuñu sax Cambérène d'autres fois ni dañuy yor dëkk mani nañu waxante dëgg te yàlla tax te ñu dem liggéey te bàyyi caaxaani wàllu mairie bi dëkk bi bu ñu dajaloo xool tànn ki leen doy comme ni ko Touba defe comme ni ko Tivaouane defe parce que Abdou Diouf moo leen defal ñu nekk Abdou Diouf moo leen defal loolu Abdou Diouf moo defal ñu nekk ay communes particulières yoo xam ni sëriñ si sax war nañu mën a toog ci seen biir ñu xool kañ lañuy tabb mu nekk ci seen commune loolu dañ ko defal dañ leen ko nangul dëkk yooyu kon bu loolu amee nanu xool kin fay tabb nangam ci wàllu xam-xam ci wàllu njàngam wàllu honnêteté loolu lu mat a bàyyi xel ndax maa ngi gis ku nekk ngi jug naan maay lii naay lii te dara xew nanu bàyyi loolu beneen bi yéen population bi lii ñuy dund metti xëj ne yàlla moo nu ko teg waaye ndogal loo gis loxoo nga ca comme que ndogal loo gis loxoo nga ca politiciens yi nga xam ne ñoo doon jaabante naan nangam di leen ñëwaat sonal leen local yi mais na ngeen am seen fulla ak seen fayda ak seen matuwaay ku leen yëg ngeen yëg ku leen yëgul yóbbu lii fi nekk nag nanu muñ parce que desaat na yeneen 4 ans d'enfer yoo xam ni Cambérène dinañ ko dundaat 4 ans des na si 4 ans d'enfer desaat na si kon lii am solo ba am solo mooy nanu bàyyi affaire récupération yi fii kenn la watu fi bàyyi xale yi doxal sëñ Ablaye daan na wax ni boo yoree sa kër gi yëngu da nga naan teg boo nee teg bàyyi ba mu rajo boo jugee ñëpp déglu la mais kër gi ni yaa yëngoogul ñu jug léegi tawaat na booy yi baarewaat na léegi qu'est-ce qui se passe yàlla nañu yàlla dolli sutura te muccal nu ci nger muccal nu ci homme politique yi nga xam ni seetuñu biir seetuñu biti yàlla nañu yàlla sorile ak ñoom ndax bu ñu jaxasoo ak yow yàqale biir yàqale biti ba pare tey jii koo ci gis ñiy taxaw di wax yëpp kenn la si këram taaw ils sont bien dans leur coin seeni clim ak seeni lépp di enjoy léegi nag population bi mooy souffrir saaba yi ñooy souffrir loolu pour lan amul sens slogan mati boobu la patrie avant la partie slogan boobu loolu ci sëriñ si la war a jëkki ndax loolu la njool màkk doon dox loolu la njool màkk instauré woon xul la faa yi noonu la ñu doon doxe ñoom dañu jiitaloon njaboot di leen sàmm mu mel ni njabootu kanaar mais léegi loolu amul problème day am nandite yi jug mën na nekk sëriñ mën na nekk keneen jug lijjanti ko ci problème bi business yi jug après ni autorité yi di waxaat autorité yi non bàyyi leen di suñu loxo booy yi dina leen calmer dinañ wax ak ñoom bu leen jaaxle non bañ leen Cambérène science sans conscience n'est qu'un ruine de l'âme asalaamaaleykum wa rahmatullah